Moi, je suis venu ici à l'âge d'1 an et demi parce que j'étais orphelin de mère. Tataguine Niakhar ca Fatick la nekk 1h benn waxtu xibaar yi digg njooleer asalaamaaleykum li ci gën a fës bokk na ci wàllum politique jamono ji réew bu Sénégal daanaka lompañ barab yëpp am ay jafe-jafe ci koom-koom beeg doxalin wi ko xamle du kenn ku nag njiitalu centriste ànd liggéey bu Sénégal. Bassirou Dieng lay wuyoo ak ñooñom jàpp ne nag noppi nañ ngir soobu ci li nga xam te moo di jongante njiiti réew yi ginnaaw bañ jàppee ne président Macky Sall dafa lajj ci doxalinam daañu ci dikk ci biir xibaar yi. leneen dana soxal xibaar yi jëm nag ci Kaolack Ndangaan ñu doon amal xew-xew jëbbale raaya ñi seen xam-xam màcc ci wàllum alxuraan ko loolee nag kenn ci njabootuk imam Ndaw waroon a jot ab raayam jotu ko ñuy doxal bi baaraamu tuuma ñoom njaboot gi kii di Serigne Mbaye Thiam jàpp ne nag dafa am doxalin gu ñaaw gum jëmale ci wàllu wooyi. ci biir xibaar dañu soxal lool lii di nag wàllum caada lii nag di ay ñoo xamante ni ñu yàgg la ca barab bee di Bargny di ay kilifa ci caada ak loolee nag ñu jàpp ne jot nañu daal leen di feeñal ab bataaxal wala boog ab téere la ñu naal ci wàll woowee ngir nag ñi mën koo liifantu xàmme bu baax a ñëwoon démb ca barab boobee di Bargny yeneen ci ponk lañ ci boole faram-fàcce ko xabaar yi buur ñi àndante ci kanam ñu faram-fàcce ko. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci yatt xibaar yi digg njolor yi ni ma ko junjee sànq ci ndorteel yi tam léegi noonu lay amee bokk na ci li nga xam te moo di soxal wàllum réew mi jamono ji koom-koom bi daanaka lompañ doxalin bi ci wàllum social ak lépp daal foo laal day metti du samay kàddu nag ki ko xamle mooy njiitalu bii di parti centriste ànd liggéey Sénégal si biiru Dieng lay wuyoo ñoom ak ñoom nag jàpp ne nguurug Macky Sall dañu tëli ci doxalin loolee waral ñu nar a nag samp seen dënn ci jongante yi atum 2019 dagaan baatu askan wi dañuy teewlu ay kàddoom Serigne Modou Mbacké Niang moo ko taataan. donc ñun dañu war a ñëw pour teg Sénégal ci yoonu développement def ci liñ ci man après jóge fi xajal ñeneen ñu ñëw ñu continuer ko ba bañuy atteindre l'objectif donc pour ko teg ko nag ci yoonu développement comme ni mu ko waxee rek donc dafa war a am fu mu war a jaar ñu jàpp ne tout processus de développement commence par les hommes et avec les hommes. donc pour ñu wax waxi développement pour ñun dañ jàpp ne dañu war a defal nit ki mooy lu mu wax le développement humain ñun suñu programme foofu lañ koy accès c'est-à-dire pour ñun loolu moo gën a am solo avant développement donc le développement humain si la ñuy war a mën a defaree nit ki d'autant plus que dañu def ay constat fii ci Sénégal que ni jikko yi dañoo changé jikko yi bi mu changé ñu def comme ni mu ko waxee rek ay recherche def ay constat parce que feebar bu la dalee pour nga faj ko il faut nga xam source bi ñun ñu jàpp ni jikko yi li ko changé du lenn lu dul ñàkk bi fii ci Sénégal ñàkk bi moo. wax leneen bokk na ci nag ni ki démb njiitu réewum France ne woon ca Ndar Géej moom Emmanuel Macron nimmeeku ji bël ba yi am foofee nag di yàq dëkkuwaay di yokk ku dëkkuwaay moom géej gi di lor askan wi fukk ak juróom ci ay millions yi euro la jukki ci jibaam ngir nag ñu ñoŋalaat barab boobu askan wi mën a amaat jàmm mu jàpp ne nag du lenn dul jàppale waa Banque mondiale ak nguur gu Sénégal ci liggéey bi mu cay def Emmanuel Macron ay kàddoom ki ko nag faram-fàcce muy sunu ndaw ba ñu fa teewal Gàmmi Jaañ ndax na nga def ce que je vous dama ni gouvernement bu France dana jël ci koppar fukki million ak juróom ci euro dugal ko ci aaraat bu baax a baax Gendar loolu nag ni ñu koy defee moom mooy kër yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci booru géej gi te géej gi di dal seen kaw daanu fa def ay xeer yi nga xamee ni leen aar ba géej gi dootu ci mën a jot daanu gaawal li nga xamee ni moom mooy wàllu gi jëmale ko si ñi nga xamee ni amatuñu gaal seen liggéey yàqu na ba pare nag wutal leen ay kër dëkkuwaay yi nga xamee ni fana lañ di toxal comme lu ni këtt la lu ni jonn moo koy faj daanu ko baral ci benn at en une année mais au-delà
mois. bu loolu weesoo daanu ànd ak programme bi nga xamee ni Banque mondiale moom lu bëgg yëkkati di Waka ci lu jàmp loolu daanu teg ci kaw taabal bi 1 million ci li nga xamee ni moom mooy euro boobu it liñ ci jublu moom mooy fexe ba aar askan wi waaye dimbale ñi nga xamee ni seen kër yàqu na ñu dalalaat leen. Ici à Saint-Louis, entre autres, ce formidable programme dont nous avons besoin. di kaddu Emmanuel Macron ki ko doon faram-fàcce nag di ko tekki ci kàllaame ko ci di Gambi Diagne moo ñu toogal ca diwaan ga foofee sax la ñuy desaat ndax ca ba ñuy amal loole moom it yokk na ci yeneen i koppar moom njiitu réewum France ne nag lu toll ci 25 millions yi ay euro daa ko jukki ci jibaam ñoom nag jàppale waat nga xam te ñoom ñoo di lii di Ndar Géej bokk na ci nag la ko tax a jóg lii di la fa nekk taarix maanaam ñu koy duppee ay patrimoine historique ak culturel ci diwaanu bët gànnaar boobee ñu mën koo joyanti ba mu tegu ci yoon président Macky Sall sax poroxlu ca yëkkati kàddu ne nag rafetlu na bu baax dikkuk njiitu réewum France moom fii ci Sénégal di Emmanuel Macron waaye tamit rax ca dolli ñoom moom président Macky Sall dana jëm nag séq ay jéego dëgmal yi ca Mauritanie ci alxames ji ñuy dëgmal ngir fas yéene waxtaan ak naataangoom ba fa nekk di rek Ben Abdel Aziz ci nag jafe-jafe yi am ci digaale ñaari réew yi bokk na ci leneen lu ñu war a waxtaanee soxal mbirum gaz ak ñaari digaale réew yi di Mauritanie ak Sénégal loolee nag bokk na ci wàllum napp geeg licence bi nañ ko war a yoonale loolee lépp bokk na ci nag ay ponk ñu war a waxtaanee ca ndaje ma nga xam te ni bu demee incha allah alxames ca Mauritanie dana ca bokk. leneen soxal xibaar yi ca pôle urbain bu Diamniadio foofee nag ginnaaw projet ay liggéey ñu fa doon amal ña ca lor woon di askan wi mën nañoo jàpp ne seen daanaka. ronqañ fer na ginnaaw ba kilifa yi àddoo ci ne daañu leen nag topp ci seen boolu njàmbal boobee ba mu amuk saafara te lu ni mel ay waxtaan daan ko door ngir nag jàmm mën a am loolee nag dañ ciy teewlu suñu ndaw ba nga xam nag moom moo ñu toggal ci diwaanu Tëng Géej di Mame Anta Diame. ci wetu pôle urbain bu Diamniadio mën nañoo noyyiwaat bu baax foofee nag du benn village wala carte lañ fas yéene yëkkati ngir taxawal projet boobu li ni mel nag kii di ministre délégué chargé des pôles urbains bu Diamniadio ak Lac Rose moo ko xam ne. pôle urbain de Diamniadio ci département de Rufisque la nekk pôle urbain wu Lac Rose aussi ci département Rufisque la nekk fii tey ci région de Dakar lépp lu bëri loo bëgg a def fii nga ko mën a defee ci département de Rufisque parce que département de Rufisque moo am ay opportunité moo am suuf boo xam ne mën nañ ko liggéey pour que problème yi ñu am Dakar am ko ci Plateau am ko ci Pikine am ko ci Guédiawaye nga xam ne dinañ ko fi mën a régler mais duñ def benn dëkk boo xam ne ay kër rek ñoo fi nekk dafay nekk dëkk boo xam ne day am ay place liggéeyukaay domaine industriel day am fu ñu jàngee université day am ay hôtel day am ay ministère ci wàllu woowee tamit daal di ne xaatim benn convention ci digganteem ak commune bu Rufisque Est nga xam ne dëkkandoo la bu pôle urbain bu Diamniadio. dafa nekk ne am na temps yi ay problème yoo xam ne benn lotissement boo xam ne dañ ko fa defoon li ñuy wax nag population Rufisque li ñuy wax population Déni Malick Guèye mooy état bi jëlul benn décision benn village duñ déplacer benn village li ñuy liggéey dañ koy liggéey ak ñiñ fi fekk parce que village bu am téeméeri at ñaari téeméeri at kenn xalaatul ne da nga koy déplacer mais nan la ñu liggéeyee ensemble aussi il faut que ñu toog ñu waxtaanee ko lotissement yëpp yi nga xam ne am na avant 2008 pour que ñu ne lotissement am na maire bi bu ko defee ba pare représentant de l'État préfet moo koy approuvé mais depuis 2008 loolu bu amee ministre chargé de l'urbanisme moo koy approuvé lépp liñ fi fekk mu jaar ci yoon yooyu dinañ ko respecté. ci lu jëm ci njaxare population bu Déni Malick Guèye nga xam ne ab village la bu nekk fee ci Sibi Ponti yi ministre bi nag daal dinay dalal seen xel bu baax kii nag mi nga xam ne ñu ngi ci ay waxtaan ngir saafara seen jafe-jafe.
wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram Aminata Diame bokk na ci nag kër docteur yi nekk ci réew bu Sénégal bu ñu moytuwul nag lu toll lu ko dooree ñaar fukki fan ak benn ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru bi ñu nekk di janvier daañu nag daanaka banque seen i loxo ci liggéey bi SAEMS di kuréel gi leen njaboote ab syndicat la ñoom nag dafa mel ne seen mer giifagul ginnaaw plan d'action bu njëkk ba ñu teg jamono ji nag bëgg nañ koo dàbbaliwaat waaye nag xëy na daañu mën a bàyyi xel ñenn ci ay urgence terewul docteur Bolle Diop ak ñoñam ña ngay nag dànkaafu nguur gi ne lépp lu ci amul njeexantal ci askan wi nañ ko gàlloo xam ne lu jik njaaga du ñenn ñu dul ñoom ñu teewlu kàddu yi docteur Bolle Diop Mansour Sow moo ko taataan. Gouvernement moom mooy responsable parce que accord yu ñu signé woon depuis 2014 si moom la ñu nekk nii ci daw ci ginnaawam pour mu respecter ko ñu génnee ci ñetti fan yi ñu taxawoon banque ñu loxo di faj urgence yi bii pare rek dañ ne grève dañ koy wël mu gën a tar ci naka même bu ñuy banque ñu loxo dañuy xool naka la ñuy seppee urgence yi ñu koy wax centralisation des urgences loolu nag dañ koy def ci région yëpp xam ni gouvernement yi fu mu nekk nii moom mooy responsable pour loolu et ñuy joxe xibaar bi ni que bu ñuy demaat grève mu nekk le ñaar fukki fan ci weeru février pour vraiment centraliser urgence la pour wane gouvernement bi suñu engagement ak suñu détermination pour que mu régler problème mu médecins yi régler problème mu pharmaciens yi régler problème mu chirurgien. wax ci wàllum wér-gu-yaram ba tey soxal na nag jàngoroy cancer ñu jàpp ne ñaareel la ci jàngoro yi nga xamante ni wala bokk ñuy gën a sabab faatu yu ëpp ci àdduna wërngal këpp loole nag ci Sénégal téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak ñaar di 72% ñoom nag dañuy daanaka seen bakkan da ci wadd ginnaaw ak saytu gu yeex guy am ci ñoom ñeenti fan ci weeru février bi ñu leen jaglele di bëccëg gi nga xam nag moom lañ jaglele jàngoro boobee moo waral waa LISCA daal ci poroxlu yëkkatee kàddu ne nag la ñu bëgg mooy ñu gën a nag yombalal faj mi ci askan bi bokk na ci chimiothérapie mën a nekk loo xam nag askan daañu ci mën a jotandi ndax bu ñu seetloo fii ci Sénégal faj gi toll na ci ñaari ci ay millions mu nekk loo xam nag day dis lool ci jib ak askan bi Ndeye Fatim Lo ci leeral. at bu jot réewum Sénégal dina enregistré lu tollook juróom benn junneek juróom ñetti téeméeri nit yu amee feebar bi di cancer ci ñoom. lu tollook ñeenti junneek juróom-ñeenti téeméer yamook ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñaar daanaka dañuy faatu natt ñu ci bëri balaa ñuy saytu seeni yaram dañuy nekk ci stade avancé. cancer nekk ab feebar boo xam ne traitement bi cher na lool ba tax na LISCA mu ngi def ab plaidoyer ngir chimiothérapie bi dootuñu fay dara. diagnostic bi rek foog nga def nga débourser 300 000 am na ñi nga xam ne dañuy débourser plus de 300 000 parce que am na ay yéereem ak yooyu nga xam ne dañ koy def nga commencé nag pour nga su fekkee ne surtout malade yi nga xam ne ñëw nañu te chimiothérapie la ñuy commencé nga commencé def chimio protocole bi gën a cher 2,2 millions la te moom le plus souvent malade yi moom lañ leen di bindal te amuñu njëg bi. li ni mel nag pour mu am faaw ñu tëral ab comité multisectoriel. foog loolu ñu toogal ko pour mun a waxtaan pour ñëpp àndandoo mun a waxtaan mun a def plaidoyer pour ñu mun a wàññi njëg bi wala maye njëgu chimiothérapie bi pour malade yi am cancer. ñeenti fan ci weeru février Sénégal comme ni ko àdduna wërgal këpp di ko defee muy màggal bés bu ñu jagleel xeex lii di feebaru cancer mu doon ab occasion boo xam ne LISCA jël na ko ngir def ab campagne ngir gën a ñaax nit ñi ak it di def dépistage. def ay sensibilisation yeete xamale ci dëkk bi ci ay gox-goxaat te ñun dañu jël semaine journée bi pour sensibiliser dinañ def ay caravane de sensibilisation ci banlieue yi dinañu def benn ruban rose sax dinañ ko def ak ay élèves u lycée John Fitzgerald Kennedy te dinañu terminer par benn dépistage bu ñu war a def yëmbal. gouvernement bi nag def na ay jéego yu rëy jëm ci wàññi bu baax njëgu garabu anticancéreux yi si lu tolloog téeméer boo jël fanweer jëm ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk wante ba tey ji fekk mi dafa cher lool LISCA nag moomee mooy yor baatu ñi amee feebar bi di cancer muy ñaan nguur gi mu def ba chimio bi kenn dootu ko fay wala sax mu subventionné ko ngir ñi feebar mën a jot ci traitement bi.
ñii di ay dawalkati daamar yu mag yi kawe yi ñu duppee gros porteur ñoom bëgg nañoo jot nag ci loo xamante ni day yemb si ñoom mooy chargement bi nga xam ne daal bu ëppee la ñuy fay ci seen jibo ñuy xayma ko ci daanaka fukk ak ñaar ci tonne bu ci nekk di ab règlement 14 bu UEMOA ñu jàpp ne nag nguur gi Sénégal dafa war a sàmmonteeg loolee doxal ko ndax ñoom juróom-ñetti dërëm kocc lañ ciy dagg te loolee bokk na ci li nga xamante ni xëy na ñoom dëppawut ak nañ ko gisee ci UEMOA ñu ciy sàkk mu gën a yaatu li mu gën a yaatu ci reportage ak Codé Ndiaye. Union sénégalaise des transports routiers du Sénégal fas yéene nag appliqué règlement 14 bu UEMOA règlement boobee di tere ay surcharge maanaam ay chargement yu jéggi dayoo ci camion yi ñoom nag fas nañ yéene tënku ci boobu la dogal gannaaw buñ ci waxtaanee ak seen naataango yu nekk ci sous-région bi maanaam dëkk yi nga xamante ne nii ñoom ñoo bokk ci UEMOA. règlement 14 benn loi la boo xam ne communauté bi moo ko teg. pour que ñu bañ a yàqati tali yi di charger loo xam ne moo jaadu ci oto yi ñun ñëpp transporteurs ñu d'accord ci li ñu ci d'accord mooy du ñu jóge nañ ci xelum foog ma surcharge loolu moo jóge na ci suñu xel ñun transporteurs yi li ñu amoon ci xel moo doon foog ma teg sama oto lu diis ndax ma am xaalis bu bari loolu jóge na ci suñu xel léegi génn na ci complètement donte nag syndicat bi yëngu ci wàllu transport gros porteurs yi fas nañ yéene tënku ci dogalu UEMOA bi le teewul nag ñuy sàkku ci ministre bi itam ñu daal di yokk paiement 40 000 francs yi nga xamante ne ni moom la ñuy fayeeku par tonne loolu nag ngir dogal bi nga xamante ne ni UEMOA jël na ko mën a méngoo ak seen liggéey. lépp li ñu d'accord ñun transporteurs yëpp mooy li ñu ñuy fayeeku bu ñu surchargé ci benn tonne ñun tam ñu fayeeku loolu. ci tonne bu ñuy yóbbu yaakaar naa c'est logique jaadu na ndax boo yebee 15 tonnes ñu ne la 14 tonnes nga waroon a yeb tonne bi ëpp da ngay fay 60 000 te fekk tonne boobu ëpp yow mi ngi la fay 40 000 xam nga doo mën a débosé waat yeneen 20 000 dolli ko ca pour fay 60 000 kon war ngaa fayeeku lu tolloog tonne boobu ñu lay fayeeku ci prix bi ñu lay koy fayeeku. syndicat bi ëmb transporteur routier yi yëngu ci wàllu gros porteurs yi nag fas yéene dajeek seen ministre de tutelle li ñuy sàkku ci moom mooy fexe ba ñu yokk payoor yi ci tonnage yi ñoom nag bëgguñ benn yoon dogal bi nga xamante ne ni UEMOA jël na ko daal di andi ay rëq-rëq ci seen liggéey. Codé Ndiaye wax leneen soxal yi tamit li nga xam te moo di collectif bi ëmb ay mbootaay yoo xamante ne ay doomu réew Mali la te yeewoo fi Sénégal njaboote mu mel ne nag bokk na ci maire ba futt gu ñëw fësal ci ñii di daanaka ay kuréel yi nekk ci àddina war nga këpp ñu koy duppee communauté internationale ci gët yi ñu leen di xoolee ci ñàkk ku toppatoo ci jàmm am seen diwaan googee di Mali seen réew moomee di Mali boobu lépp kuréel nag jamono ji jàpp ne nag daañu wëyal seen xeex ba jàmm daal di nag nekk foofee ci seen dëkk ba daanaka tey faaw loole ñi nga xam nag ñoo di Union africaine man ci sub seen loxo bay ci seen waar ñu ànd ceek ci nu mu gën a yaatu kii di Soxna Adjara Ndiaye. jigéen bi nekk fii ci Sénégal ñoom nag ñooy ñaawlu situation bi nga xam ne foofee ca Mali mi ngi wëy ba léegi bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu Maliens yi nag amatuñu benn yaakaar ci waa MINUSMA mi nga xam ne ñu ngi foofu dañu fa nekk rek comme ay touristes mais defuñu ci dara. ci ay 2012 ñu ngi ci crise boobu 2012 ba léegi ñu ngi ci crise boobu léegi soo fekk Maliens yi soo fekk ñoom mooy empêcher accords yi nag yeneen yi li ñu ko bëggee il faut que ñu xool ci tu vois ñu xool autorité malienne li ñu ko mën a defar xamul lu ma ko waxee ci wolof pour que rek affaire bi mën a baax pour que le peuple malien ak surtout waa noor yi nekk ak jàmm. autorité malienne il est temps quand même vraiment affaire yi ni ñoom ñu collectif seen accord bi nag vraiment li ñu ko bëggee. collectif bi nag seetlu ni liggéey bi ci war ngir jàmm am ca réew ma gisuñu ko ci bu baax. waa nord dañ ciy sonn baax population yi nekk nord sonn leen ci toujours dañuy ne Algérie woo na rébellion pour indi benn entente seen diggante lu war a nekk ba indi jàmm ci réew mi au nord mais toujours dañuy xool ba léegi. ñoom seen liggéey ñi ngi seen liggéey mais ba léegi liggéey bi man mën naa wax rek liggéey bi nekkul ba léegi parce que
population dañ ci sonn ba léegi. fukki junni ak ñaar casque bleu nekk foofee ca Mali boobu ba léegi waaye teewul nag insécurité bi ma ngi fay woy ba léegi collectif bi jàpp ni état malien bi amul ndogal ci li wër réew mi yépp ci noonu nag ñuy lancer appel ki nga xam ne mooy njiitu Union africaine mu jël ay ndogal ci jafe-jafe yi ngir crise bi mën a dal. soxol ba tey ci wàllum xibaar juñoon naa ko ci njëlbeen li soxol mbir mi nga xam nag moom moo di ab xeexew récital de Coran ñu doon tari alxuraan loolee nag di ñeenteel bi édition bañ koy amal nag dañoo nimiku ne kii di Moussa Ndaw bokk ci njabootuk am imam Aliou Ndaw ci ca seen xam-xam seen Aliou gën a kawe la bokk waaye nag Serigne Mbaye Thiam ma doon jébale raaye gis nañu ne nag moom ràññeekle wu ko ca mbir ma loolee nag njaboot ga di ko merlu ba fa merlu yam ndax nag naqa la wuñ mënut wanaasu ñu teewlu ki nga xam nag moo di Moussa Ndaw ay kàddoom sunu ndaw Pape Malick Fall ca Kaolack moo ko taataan. lii mooy 4e édition bi nga xamante ne famille omarienne ñu ngi koy organiser concours alquran ku daan jël paie bu doon jël paie bi jour bi ñu koy joxe te loolu wax nañ ko keroog bañ fa nekkee mooy ministère d'éducation moo ko doon joxe loolu ku nekk xam na ko kon bu boobaa bu demee ba daara ji gagné ko di doomu imaam Alioune Badara Ndaw ñu dem ba war ko joxe prix bi. ñu ne ministère bi ñëwul kon ñun dafay am leen benn njàngat rek bu ñu ciy njàngat mooy njàngat bi mooy lan koo yéene woon jox diplôme mbon bu ko yàlla joxee diplôme mbaax normalement waroo yëkkati munoo am ngor yëkkati diplôme mbaax boobu jox ko. moo tax nag mënuñu ko teewe yàlla nag zakki man yasha mooy setal ku ko soob yàlla yëkkati diplôme bu toll ni ngañe alquran amul lenn lu ko gën a kowe ci aduna ndax bu fi nekkutoo rek aduna jeex. yàlla yëkkati ko jox ko kon nag mënuñu wëlbatiku ñoom ñu ñëw jël diplôme boobu noonu jox ko moo tax. wax leneen ginnaaw loolee soxal na nag ci mbirum alxuraan ba tey di diine l'islam ñuy duppee cadre unitaire ci wàllum jàmm ñoom nag amal nañ seen i xeexaw door ko niki dem loolee plateforme la boo xam ne lay mbëbët ba di illa ji mooy fas yéene fexe daal ba li nga xam te moom moo di diggante jullit yi mën a rattax kenn ku ci nekk man di demlante jàmm it nekk seen ku waxtaanu kaay loolee nag bokk na ci li ko tax a jóg di projet kàggu noonu lañ ko duppee soxna Abi Gueye nag ba ñuy fësal loolee mooy sunu ndaw ba ñu fa yebaloon ñu teewlu ko. jëmmal ay mbëbëtam cadre unitaire de l'islam au Sénégal nag taxawal na ay plan d'action bokk na ci projet bi di kaggu muy projet boo xamante ne day yeesal li di patrimoine religieux bu Sénégal. dafa dajale kuréelu diine yi nekk ci Sénégal yépp muy tarixa yi ak association islamique yi cadre bi nag am na lu ñuy wax plan d'action mooy ay naal mooy ay projet yoo xam ne fas ñoo ko yéene amal am na yoo xam ne sax jot naa tàmbali bokk na ci naal yooyu fexe ba njàngale yi nga xam ne suñu mag ñu baax ñi bàyyi nañ ko fi te mu jëm ci jàmm ak lépp loo xam ne day defar ay boole réew mi tax ba nit ñi xam seen bopp incha allah cadre fas naa yéene dajale njàngale yooyu def ko ci ay téere ñu yóbbu ko ci école yi di ko def ci yeneen support ay internet ak yu ni demee ngir réew mi mën cee jariñu rawatina ndaw ñi bokk na tamit ci naal yi fexe ba ñu informatiser mu ñuy wax numériser lépp loo xam ne mag ñu baax ñi bind nañ ko ci téere yi fexe ba nit ñi jot ci. cadre bi nag di liggéey ngir ñu taxawal ab calendrier musulman boo xamante ne ñëpp koy bokk ci Sénégal loolee nag ngir jëlee fi xaajaloo yi ñi nemmeeku ci fête religieuse yi. dañu bëgg waxtaan ak mbooleem kuy séntu weer ci réew mi mbooleem ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu tamit ñu mën ko ci indi mbooleem ñi nga xamante ni ay bu dee ci wàllu diine la wala ci wàllu astronomie wala ci beneen wàll ñu mën leen a boole ci benn kuréel mën a toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu rapproché fa li nga xamante mën nañ ko déggoo ñu déggoo ci li nga xam ne xam nañ ne xal ni lii ci wàllu mazhab la wala ci wàllu ni ngay jaamoo sa diine la loolu xam ni mënuñu see déggoo ñu tërale ko noonu bu ko defee ku nekk di nga xam sa morom fa mu toll ci yow waaye nag du jaaginu rek comme problème communication am na ñu ne kii gis na weer bi tey wala kële gisul weer bi ñu am ay fàggaliku loolu je pense que problème organisation rek la. cadre unitaire de l'islam nag ñi ko sekk mooy ñoo xamante ne dañoo bokk ci kër diine yi ak ñenn ci organisation islamique yi cadre bi nag na mën a taxawal ay grand prix ngir gën a mën a dooleel diine l'islam ci Sénégal.
ci Sénégal rawatina ca Bargny soxna bi gay lu jëm nag ci ñoo xam nag ay mag yi yu yàgg lañ ci cosaan taarix ca Bargny ñoom nag dañoo bind téere jagle leen ko duppe ko les grandes figures de Bargny lay mbébét beeg illa ji mooy nag daal di duggaat lañ bëj ci kàggu yi jaar-jaar ñooñee ci diwaan boobee nga xam nag ay lébu ñoo fa fekk baax mu mel ne nag bokk na ci caada ak cosaan gën ko ñoŋal xale yi mën a liifantu ci téere boobee ñu naal ñu ànd ceek ci nu mu gën a yaatoo ci leeral ak sunu ndaw Mamadou Samb. Bargny bokk ci dëkk yi gën a fës ci wàllum aada ak cosaan fii ci réew mi ba tax na ñenn ci doomu Bargny yi sax di ko woowee le Sénégal en miniature. mu di téere boo xam ni am na importance ci sujet bi muy traité mais am na importance ci contexte bi mu koy traité son excellence li muy traité lépp boo ko dee seet même bu fekkee ne ouvrage yi bari na téere yi bari na benn problématique lay jéem a gëstu di ko xool mooy sunu société yi ni ñu ko tabaxee. les grandes figures de Bargny di téere bu bees bi professeur Mamadou Diouf bind mu doon téere boo xam ni lim ciy fësal moo di taarixu goxu Lebu bi. parce que moo ko deful woon mais day réer te bëgguma l'histoire de mon pays surtout de Bargny eh bien suma berceau mu réer bëgguma ko comme man am naa ci xam-xam te samay at bari nañu mën naa am lee ma dee bëgguma dem yóbbuwaale benn araf donc c'est fait tout pour dégg bind livre ba bàyyi ko. moom bindkat bi yokku ci sax ni mu ngi ñaawlu fi réew mi toll ci wàllum liifantu ak ci wàllum mbind mi. les gens n'écrivent presque plus alors peut-être ils préfèrent écrire en politique wala ci xam-xamu politique wala yu demee noonu mais bind xam-xam bàyyi nañu l'histoire générale du Sénégal on l'a pas écrit c'est-à-dire avant la colonisation pendant la colonisation après la colonisation trois volets yooyu moo fi am mais les gens n'en parlent pas. lu ñuy duppee sociologie culture wala sax anthropologie lii mooy li ëmb téere bu bees bi professeur Mamadou Diouf bind mu doon nit koo xamante ni ku bëri ay fànn la te di doomu daara bu mat a roy. jeexale wala bokk ponk bu mujj waxtaane wàllum nag tàggat yaram bokk na ci lii di tournoi international bi nga xam nag ñu ngi ko jagle wàllum pétanque ca Saly lay am daanaka mën nañ jàpp ne ñu ngi ciy sóobu lii nga xam nag moom moo di daanaka ñetti fan yoo xam te ni dana ci am fukk ak ñeent ci ay nation yu daanaka janloo ci mbir moomee ngir nag kenn ku ci nekk am toogu gu njëkk di première place Caroline Louise wala bokk kii di Bassirou Seck moom mooy seen kaddu ñu teewlu ko ci micro Mamadou Diop. fi ñu toll nii ñu ngi soog a démarrer jet de bouchon bi ñu ngi ko def à 11h mais mën naa wax ne fi ñu toll nii réussite la daal parce que bu indi fi fukki pays ak ñeent donc li nga xamante ne fukki jour ak ñaar yi nga xamante ñoo gën a xarañ ci boule ci monde bi ñu ngi fi tey jii nii kon nag loolu moom ragal naa ni nu ko tubaab di waxee défi dañu relever benn défi bu mag. bon pétanque la rek boule la parce que dañ ne sport ku nekk dafay yaakaar ñëw ne damay gagner d'accord parce que mën nañu wax ne ay champion du monde ñu ngi fi mais tamit surprise bu rëy mën na am. ñaar triple la. ñu ngi am nañu téeméeri triplette ak juróom daaw amoon nañu 85 ren baataraat nañu record bi daal. ku gagné dana am ñaari million te ñaari million du caaxaan gaay waaw ku ci topp dana am 1 million ki nga xamante ne perte na demi-finale dana am 650 000 ku perte demi quart de finale dana am 350 000. mbokk yi fii nag la ñuy yemal ak yéen ci yàlla xibaar yi xabaar daane këmm buur jeex dëppoo nag li ñu cëroon ci wàllu waxtu jaajëfal techniciens yi ci gunge ba mën a yem ngeen mën ca jot yéen tamit ñu jaajëfal leen ci topp geeg teewlu gi bu leen ko tuxal ndax programme day wéy di amani 19h beneen jotaay ci kàllaamay Kocc juróom-ñetti waxtu kàllaamay tubaab moo la yar lu ko mooy jiitu ko ñu ñaan yàlla suñu borom mi ñu boole moom di moom te kenn di moom di borom lépp ak ñëpp ak fépp ku mu defal jàmm nga mu ci jàmmarloom jàmm sax dak Sénégal ak li ko wër bon appétit ñu yéen ak jàmm. Bismillah.
الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Bonjour chers fidèles de Progéniture, il est 7h du matin, on est à la SICAP Baobab, plus précisément au village SOS Enfants de Dakar. Le fondateur des villages SOS, M. Herman Meiner, était un homme assez sobre. Il faisait des choses, mais il ne faisait pas connaître. Et c'est nous qui leur offrons le goûter. Et chaque enfant est servi avec son propre bol, sa petite cuillerée et sa petite fourchette. Moi, je suis venu ici à l'âge d'1 an et demi parce que j'étais orphelin de mère. ci lamb ji de mbokk yi xalal la yàlla faral moo tax Sam Production ñëw na deuxième édition drapeau ki nga xamante ne moom mooy Ndiaga Niang di maire bu Thiaroye Géej mbokk yi di bés boo xamante ne ni am na solo lool ci wàllu lamb Sam Production mbokk yi ñëw ne dama jël xale yi nga xamante ne ni ñoo gën a xarañ ma daal di leen boole Colifay 2 di bàyyi ko Thiaroye Géej moo fay daje ak ki nga xamante ne nii moom mooy Boy Niang 2 bu écurie Waalo mbokk yi di bés boo xamante ne nii ñaar ñi ñu boole war na noo tax képp koo xamante amateuru lamb nga daal di ñëw ca bés ba mbokk yi combat spécial ba bu ma leen ko waxee ñëpp di ngeen teewee saat Petit Niang bu école de lutte Mansour Mbaye moo fay daje ak ki nga xamante mooy Thiely doomu NGB boobu nga xamante mi ngi bàyyi ko écrit plateau mu nekk première édition drapeau ñi nga xamante ñooy groupe baax di xale yi nga xamante ñoo fi jëlee violence ba mu jógee ci lamb ji mbokk yi alliance Birom Baye Fall bi bu Bawol Mbooloo dina fa daje ak ki nga xamante moom mooy Mbaye Tine Junior bu Mor Fadam Diaw 2 bu école de lutte Balla Gaye dina fa daje ak ki nga xamante mooy Boy Mbaaw bu écurie Boy Niang ki nga xamante mooy Amadiko bu écurie Lamsar dina fa daje ak Caatu Malaw bu Grand Yoff Mbooloo mbokk yi Sa Thiès 2 bu écurie Thiaroye Géej dina fa daje ak ki nga xam mooy Boy Balla bu Sénégal mi xale bi yëngal gaam bi ñëw Sénégal ne dama fi wane sama bopp Sa Kajoor 2 bu Kër Massar Mbooloo mbokk yi dina ci daje ak ki nga xamante moom mooy bébé Reug Reug bu Thiaroye Cap-Vert mbokk yi soq bu ndaw bàyyi ko Fallay Balde dina fa daje ak ki nga xamante moom mooy bébé Max Mbargane bu écurie Lamsar kuy fëgg maye koor na ko man mi may fëgg ma bàyyi ko Grand Yoff Mbooloo ñëw fii Thiaroye Géej ci sa biir dëkk ne la damaa fëgg ngir dugg jël li nga xamante moom laa fi am dem sama yoon bàcc si ta mbokk yi bàyyi ko Lamsar di fa daje ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Niang Junior bu écurie Boy Niang di bés bi nga xamante ni mbokk yi lamb dootu ko fàtte 11 février lay am fi nga xamante moom mooy ci stade Iba Mar Diop xale tëgg ko ay xale di ko bëre teet mu tuddee ko ay xale mbokk yi muy bés boo xamante ne ni ku fa teew di nga kontaan yow mi bëgg a dugg da ngay joxe 2000 francs dugg dem toog ci supporter yi boo bëggee toog ci amateur di nga joxe 3000 francs mbokk yi ki namm loose bëgg faa toog 10 000 francs lay fay daal di dem toog foofee nga xamante moom mooy ci loolu Sam Production ñëw jël lamb ji ne dama koy sa am ku nekk jël ci bi nga appoo man bii de la appoo wax leen ma bi ngeen appoo bandiraɓe caggal yettudal julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en puɗɗirima inde deeno towɗo townuɗo kala ko towiɗo kisɗomo kisal ala gaga mum mo fittano e tagore aɗa jogui wone tamande mum baɗowo laato en juule mouhamadou makko